gestion progressive de l'école publique c'est-à-dire état li mu bëgg ci gàttal mooy fermer les yeux sur la floraison des écoles privées pour que mu réduire la masse salariale recruter peu d'enseignants ba noppi construire moins d'écoles loolu c'est un projet de la Banque mondiale et du FMI qui demande aux États africains de réduire la masse salariale parce que masse salariale bi jàngalekat yi ñoom ñoo koy lekk ñoom nañ koy waxee parce que ñoom ñoo bëri ci masse salariale fonction publique bi donc loolu projet la moo tax UVS bi mu cité nii Mamadou Talla lapsus la parce que démb dangoo benn jàngalekat leer na ci li mu wax ma ne ko li ñu testé à l'université avec l'UVS nga xam ne ñëpp d'accord nañ ne day yàq njàngum supérieur bi parce que système bañ fa teg Sénégal àggagu fa te étudiants yi ya fa nekk sax ñu ngi koy dénoncer léegi loolu lañ bëgg a lawal moo tax nee na yemul ci ren dégg nga li mu wax moo ko waxal ci seen reportage Mansour mu ni moom Mamadou Talla nee na mbir mi yemul ci ren kon nag jàngalekat la ma leen doon wax ñëw na tey mooy moom li bëgg mooy dans quelques années bon à partir de cette année mu sukkandiku ci pour lawal li mu proposé nii muy enseignement à distance pour mën a réduire le nombre d'enseignants pour Macky Sall dootul recruter loolu mooy objectif. yow da nga ni sax marché yaa ma neex yu ay milliards am na ci parce que nee nga photocopier ak télé yeeg yooyu yëpp loolu mooy deuxième phase moo bëggoon a dolli beneen njublang am na ci. donc c'est important li may wax nii mooy dama am un lobby bu nekk au Sénégal boo xam ni ñoom kenn ñëwu fee wax année blanche parce que ñoom privé boobu danoo jàng te dañoo am doole même fekkee du ci nombre dañoo am doole te kenn ñëmoo leen te seen doole du Sénégal c'est des ramifications avec le gouvernement français avec la France si bien que buñ Macky Sall bëggoon a décréter année blanche ñoom duñu wax ak moom dañuy wax ak ki nga xam ni mooy kilifa. mais lobby yooyu mooy kilifa président de la République. Macky Sall mooy suñu kilifa dafa am kilifa moom ma la wax dama ne la man li may wax dama koy. assumer dama ne Macky Sall dafa am kilifa. dafa am kilifa. moom suñu kan mooy kilifa. toutes les décisions majeures Sénégal bu koy jël dafa am kilifa. kan la. kilifa gi mooy day laaj au niveau de la France. lan la moo arrangé France ak lan mooy yoon wi nga moom la mën a jaar pour jël ay décision moo tax may ma ñëw ci njàng mi laa lay jox exemple France dani ministre éducation bii ngeen interrogé tey ñetti fan avant président Macky Sall di tëj école yi dañ ko laaj na ko monsieur le ministre est-ce que école yi dañ koy tëj mu ne la fermeture des établissements du Sénégal n'est pas encore à l'ordre du jour bi ma waxee loolu déglu li ma la wax de Hadj Mansour ñetti fan lañ ca teg ministre de l'éducation bu France def conférence de presse wax ne France décidé na ni année blanche mënul nekk et que léegi moom dafa décider valider année bi en passant par les contrôles continus maanaam élèves yi notes yi am pour le moment lay basé wu France actuellement supprimé na BFM ci ren BFM du fa am bac du fa am parce que nee na loolu la décidé léegi élèves yi notes yi am. mais dans Sénégal mënu nekk exception aussi parce que gisuñu exception la dama lay wax rek. année blanche yeneen dëkk yi def ko à cause du Covid-19. c'est important pour ma ñëw ci loolu. bi mu demee loolu daf ko def jeudi. vendredi samedi président Macky Sall jël décision daan ne moom it décidé na ni année bi du blanche. nañu ko dicté et que moom kee yokk na 3 semaines. parce que ñoom ca la ñu waxee ne dañuy prolonger dañuy tëj école yi pour 3 semaines. président Macky Sall aussi comme que tëj na te ñoom ñoo ni woon la fermeture n'est pas à l'ordre du jour 3 jours après France tëj ay école am 3 semaines déglu rek man dama ni même bu ñu ko doon def sax mënoon nañu ko rafetal man su ma doon ñoom bu France tëjee ñetti semaines man damay tëj ñaar wala ma tëj ñeent waaye du ma tolloog ñoom mais France tëj ñetti semaines ñoom ñu tëj ñetti semaines. France dolli may ma rek France dolli weer le mois d'avril ñoom ñu génn dolli weer donc dama la wax ne dañoo bëgg ñuy ànd. donc problème c'est important. alors bu ñu gisee ne la crise elle est mondiale France li ñuy dund daanaka même bokkuñu contexte bokkuñu ay réalité moom la ñuy dund est-ce que yombul rek ñu ne Sénégal dafay toppandoo France est-ce que Sénégal mën a nekk exception ci yeneen dëkk yi c'est-à-dire bañ li nga xamante ne moom mooy xale yi continuer seen jàng ñu bëgg comme yéen ni ngeen ko bëggee ñu wax ne dañuy dem année blanche. mais soxna si nañ waxante dëgg néew ma crise bi du France ak Sénégal àdduna bépp la lëmbe virus bi moom am na doole moom fi mu toll nii moom nee na ñëpp marqué le pas moom loolu lu leer la même si ñun am nañ ci sunu xalaat ci vraiment ni ko monde bi di gérer mais ñun leenoo jàpp mooy France ci décision yi muy jël yëpp day inspiré wu sur la position de la France loolu mooy dëgg c'est-à-dire gën a ni mu amee ci économie nga xam ne décision yi muy jël day xool li ci intéressé France pour mu def ko loolu moom wax ngeen ko fii seen plateau yi une fois ñëpp wax nañ ko Sénégal jërëtul sax di wax parce que léegi dañ koo wax a wax ba mu sàppi nit ñi. que lu ñuy joxe
dañuy dem jox ko français yi ko te pourtant ñeneen ñu ko mën day ne ci dëkk bi. mais daa wax ci milliards yi marché boobu fa laay terminer marché milliards loolu accusation bu grave dafa am xam nga fonds force Covid 19 bi moom ab baayo la boo xam ne ministère bu nekk yaa ngi xool noo ci ñeme sa wàll. léegi éducation nationale comme ñoom jàpp nañ ne fonds bi ab pàccoo la léegi ñoom dañoo xool ni war nañoo mën a fexe ba mbubbal pour ñu jox leen ci seen wàll. loolu moo tax photocopie bii mu annoncé moom ministre éducation ne dañuy photocopier leçon yi mais yow 3,5 millions ci xel yéen ñuy déglu rek 3,5 millions ci ndongo ak ku ci nekk am lu mat juróom-benn matière wala juróom-ñaari matière ku ci nekk matière yooyu yëpp ñu war la koo photocopier yónnee la ko sa kër mu nekk ab paquet bu rëy ci 3,5 millions ko conteneur papier ba koy def ak encre ba koy def marché booba ku ko gañee sa bamba nat na la amoon ci ceeb day ñëw léegi beneen mooy que ni télévision TNT bi mu wax mais yéen a ma gën a xam ne télévision ay caaxaan ubbiwu ko canal éducation mais c'est des coûts énormes donc fu mu koy tibbee mais ci fond force Covid 19 bi bu ko defee ñu jox ko ci wàllam et puis moi je dis que y a même un conflit d'intérêt quand ils ont fait leur lancement moom ak Racine Talla moi j'étais choqué. d'accord daam ci lancement boobu moom ñàngul na foofu moom jublang xaju fa moom. non mais jublang mën na fa xaj parce que TNT état moo ko moom. xam nga lu ma lay xamal ma lay xamal waa ji dañ ko koo digal xoolal gis nga xel moomu luñ ko roof la ñun xam nañ ministre bi. xam nga ministre Mamadou Talla moom sax lu ko waay wax tooñ ko xamal tax parce que lii xew nii moom du ci dara moom pion la rek bu ñuy wax loo maanaam les grandes décisions jógewul ci moom moo tax man suy wax presse damay déglu rek li mu wax pour xool li mu wax fan la jóge mais li mu wax jógewul ci moom. mais lu tax nga jàpp ne décision yi jógewul ci moom alors que moom mooy ministre bi représenté ministre de l'éducation nationale. mais jox naa la firnde léegi nee naa la moom ñetti fan avant ñuy tëj école yi moom en tant que ministre de l'éducation dañ koo laaj ne ko monsieur le ministre est-ce que école yi dañ koy tëj ndax mbas mi mu ne dama ni la fermeture des écoles n'est pas encore à l'ordre du jour. yaa may dégg France décidé ñu xëy décidé ñoom bañ koy décidé moom sax président Macky Sall la décidé. dama ne la décision majeure yi nekkul ci loxo Mamadou Talla ci mbirum njàng. d'accord Dame li may wax ni moom moo ma ko gën a xam. def ngeen ay contre proposition wax nga ko fan yële passé ji nga doon lancé benn plateforme alors tey est-ce que am ngeen retour ci seen contre proposition yi ngeen def parce que yéen seen yeneen naataangoo jàngalekat ñoom dañu adhéré ci proposition bi nga xamante ne ni état bi def na ko. jërëjëf soxna Ndeye Dime xam nga sama mbokk yi. ak ministère bi yëpp bi ma defee sama proposition le 12 le 13 et le 14 juróom benn journaux génne sama proposition jox ma page entière ma expliquer dans les détails nu ñu koy defee ak même les classes intermédiaires mooy classes yi nga xam ne ñoom ñëwaguñ defuñu examen ren déwén la ñuy def examen wala fii ak nga xam juróomi at la ñuy def examen ñoo ñëpp ku ci ne ñun ñu wax nan lañ yaakaar ne mën nañ leen koo sauver pour at mi duñ ko ñàkk loolu biñ ko defee ministère éducation nationale moo njëkk a fel suñu gémmiñ daal di commencé ñoo diaboliser daal di wax ne Dame Mbodj li muy proposé c'est pas faisable maanaam élèves yi mun ñu dellu école kon lu tax tey ñu des leen dañuy dellu ñu ni beneen bi mooy que ni même mes camarades syndicalistes comme syndicat aussi dafa mujjee Dame Mbodj xam nga comme on dit adduna moom noonu lay doxee dans le syndicalisme il y a la qualité de la représentation et la représentativité te ñun ñëpp d'accord nañ ni question bu mën a am ci njàng mi depuis plusieurs années dañ ciy wax suñu xalaat te généralement li ñuy wax lu ñu xam la parce que ñun dañoo am ay parce que man li may wax ñu bëri ñu defoon Dame Mbodj ma ko ma j'ai un syndicat organisé nee naa leen bi ministre bi waxee loolu dama dajale la task force ne leen réfléchir leen ñu toog ensemble ñu ñëw toog rendre ma compte j'ai des inspecteurs à la retraite j'ai des doyens rompus chevronnés yoo xam ne ñoo ànd ak man ci syndicat bi bu ñu toogee ñu xalaat tënk loolu laay porté man porteur de voix laaj donc li ñuy wax du ay caaxaan alors que moom ministre bi ñu ko wër c'est des laudateurs xamul luy laudateur maanaam dañ lay tagg pour que nga bàyyi leen ci poste yu neex yi nekk donc non accusé wu ma leen loolu laay wax chaque jour c'est ça la vérité donc boo xoolee cuune gi am ci ni ñuy gérer affaire bi depuis le début moo lay won nii et Dame la ma tax bu leen arrangé nga ni cuune nañ non cuune mooy nga jël décision yoo xam ne xam nga jàngalekat yi ñoo ngi ñuy seetaan man li may wax fu leen neexee ngeen def reportage ngeen xool contrairement ak li Mamadou Talla di wax naan Dame Mbodj li muy wax c'est pas la position majoritaire l'écrasante majorité des enseignants du Sénégal les proviseurs les chefs d'établissement les waxuma nag ñi nga xam dañoo def seen émission téléguidé ay nit ñu leen waxal mais ku wàcc ci terrain da ngay gis ne l'écrasante majorité ils disent que la proposition
Dame justement Dame foofu laa lay interpeller parce que wax nga ko ni am na ñoo xam te ne ñi ngi wàcc ci mbedd mi dañu leen a téléguidé takk seen i bët comme ni nga ko expliqué alors tey ba ngeen defee seen contre proposition bi encore une fois sama laaj day ñëwaat est-ce que am ngeen retour ci autorités yi mais rawatina tamit si seen yeneen naataangoo syndicalistes yi parce que tey intérêt jàng bi ak jàngale bi moo taxaw. jërëjëf retour bi nag mooy seetlu naa fan yi ka sama gars yooyu nga xam ne ñoo nekk yeneen syndicat te début bi ñu doon jéem a rayer la proposition comme ñoom ñu ëpp ci ñoom ñoo état ñoo ànd bi état bi ne d'accord na léegi ci sama proposition parce que fekk si nañ ma parce que je rappelle que man le 12 laa ko proposé le 13 mais le 28 le conseil des ministres am fekk si ma mais fekk si bi dañ ko def en partie ça dañu fekk si daan ne léegi d'accord nañ ci loolu mais dañ koy def le 2 loolu bëgg naa def jàngat bu ndaw ci kanam mais li ma bëgg wax mooy ci retour yi am mooy ministre éducation nationale bi ñu jotee proposition bi waxul baax na waxul baaxul mais nee na jot na ko te dinañ ko dugal ci réflexion bi kon nag comme tey fekk si nañ ñu jàpp naa ne jël nañ en compte ñun suñu proposition le 13 14 bi ñu ko envoyé loolu la waxoon moom ministre sama gars yi tamit ñi doon jéem a raaye position bi gis naa ne temps yi ñu ngi changé position wax ni léegi ña ngay jéem a améliorer la position mais d'accord nañ au moins ñan mooy les autres syndicats yi mi wax c'est-à-dire que les syndicats membres du G7 ñi ma ciy dégg temps yi xam nga man kuréel gi may jiite mi ngi tudd G20 am na beneen kuréel bu tudd G7 au niveau du G20 ñun amuñu problème parce que ñoo ko proposé ñëpp d'accord nañu proposition bu baax la ñooñu mooy ñu représentativité ñi ñooñu waaw xam nga représentative moom daam ñooñu la ëpp doole nag waaw non loolu Hadj Mansour terrain bi moo koy wone xam nga Ousmane damay joxe rek benn exemple waaw may ma rek dañu dem élection may ma rek syndicat yi gën a ëpp représentativité G7 gagné leen fuuf ndoole ba seen ñu sax seen plus cher micro li nga wax yëpp kenn dégg ko xaaj ñu gagné leen a gagné ba seen ñu sax seen pënd donc ñun journaliste loolu la ñu gis dañoo gis ni Dame Mbodj syndicat bi mu jiite li tax yenn saa yi gouvernement bi di minimiser ay proposition mooy dañoo bariwul kon gouvernement cuune la xam nga nee naa la sànq gouvernement bu xamul ni li intéressé nit ki mooy li muy wax ndax amal na njariñ réew mi tubaab dani y a la représentativité et la qualité de la représentation gis nga non may ma rek donc pare damay bàyyi non may ma rek ma ñëw may ma daal aussi parce que man dégg naa la nga wax leer na te dama cee kontaan sax ci loolu ñu bëri d'abord li ma la njëkk a wax mooy lu tax xam nga yéen seen grand plateau bii cuune du fi jaar lu tax ngeen invité ma parce que xam ngeen ni Dame Mbodj su ñëwee li ngeen soxla ci mu leer ci njàng meeg njàngale mi su ñëwee mu leer maintenant nit mun nga am parce que élection yooyu ngay wax man ba muy am boobu amaguma syndicat dama nekkoon ci crise ak sama syndicat mais bi mu jàllee laay doog a teg sama syndicat parce que maa ngi jot sama récépissé le 21 novembre 2017 sama récépissé sax am na ko ma sànq wax sànq ne ma Dame Mbodj nag sonal nga état bi ma ne ko lan mënuma réseaux sociaux yeeg fépp sama récépissé ma ngi fay jaar te récépissé bi joxuma ko kenn ministère de l'intérieur kese moo ko am te récépissé bi ka ca nekk du turu Dame Mbodj nee nañ mais ka ca nekk mooy Mamadou Lamine Fall mon secrétaire administratif parce que bu ñuy créé suñu récépissé ñun ñooy toog réunion ni diw ak diw yéenay déclarant responsable yi mais man bëgguma nekk ci récépissé bi donc léegi moo lay won ni Dame Mbodj lakkal na leen ba léegi fi mu toll ni tey bi may ñëw ni yàlla xam ne xoolal bi may yegsi la ma benn waay ni Dame Mbodj sa récépissé mi ngi circulé sa récépissé syndicat mi ngi circulé ci réseaux sociaux yi kan moo am sama récépissé ak turu Mamadou Lamine Fall waaw Mamadou Lamine Fall mooy sama secteur administratif kon maanaam yow nekkoo moomoo syndicat maanaam ko jiiteetoo ko récépissé non may ma leeral la dama lay leeral très rapidement parce que on va pas faire le débat de représentativité donc très rapidement comme dama bëgg détail récépissé boo koy déclaré may ma rek ma ñëw récépissé tey jii boo demoon récépissé parti socialiste Senghor sax mën na caa bañ a nekk bu dee am ku ca nekk ci ñun xam président Senghor la mën a doon mais pourtant jiiteetu ko. waaw boo demee récépissé SAEMS mon ami Mbaye Fall lay moo ca nekk actuellement depuis 10 ans nekkatul ci système éducatif bi di jàng donc ki syndicat bi décidé ni moo ñuy représenté ci moom la ñuy def ñu koy woote ko enquête extra moom au montant boobu bi ñu koy defal. loolu moo tax ñu tegoon Mamadou Lamine Fall pour mu defal ñu loolu. bii génn moom moo ca nekk surtout déclarant responsable moom la ca turam ne. léegi loolu lañ jàpp ne Dame Mbodj comme moom mooy secrétaire général CUSEMS authentique léegi turam
moo war a nekk ci récépissé xoolal waxu cuune. alors Dame on va pas revenir sur ça Vraiment, dinañ ñëwaat encore ci corona bi par rapport ak éducation ak réouverture bi ñu wax par rapport ak 2 juin. donc justement ci noonu Pape Makhtar sànq ba léegi xëy na dañuy delluwaat juste ci honorable député pour mu revenir encore peut-être ci situation wu marché yi parce que gis nañ ko dañoo ne dañuy xeex coronavirus ci xeex coronavirus boobu ñu jël ay mesures ay dogal ci dogal yooyu bokk ci situation marché yi ñu wax ne que amaana peut-être dañ koy ubbi pour ñetti fan ci semaine bi pour xeex lii di rassemblement ñu bëri jàpp ne honorable député que loolu peut-être mën na indi effet contraire liñ ci doon bañ rassemblement yi ñu doon bañ ak mesure peut-être yi amul ci marché yi ñetti fan yooyu indi loo xamante ne ñu ngi ko doon bañ ba tëj ko. may jaajëfal sunu jàngkat yi nga xamante ni waxtaane nañ fi yonent bi waxtaane fi Cheikh Seydi Hadji Malick Sy waxtaane fi xaadim góor gi ma tudde Modou Mbacké waxtaane fi sama turandoo maam soxnatu Jaaratu Laay Mariama Bousso yaayu Serigne Touba mi nga xamante ne moom rek laa yaakaar tey ba suba yaakaar Serigne Abdoulaat ma di leen sant bu baax ndax def nañ loo xamante ne dafay bokk ci luy accompagner di ameubler koor gi dafa baax ñu ciy boole léeg-léeg tagg yonent bi ndax daf ñuy sallallahu alayhi wa sallam ndax daf ñuy gën a ñaax maanaam comme li mu wax rek sànq ci waxtaanam ni seet yi bu ñuy dem dañ leen di yóbbante bul dóor bul saaga donc ñoom tamit ñun koor gi tamit dañu bëgg ku ñuy accompagner ak yonent bi parce que moom daf ñuy encourager pour ñu nekk ci loolu nga wax léegi Néné Aïcha ma dëggal ko ci benn point bi may ñëw léegi romb naa benn marché pour ne pas faire de publicité mi ngi fii ci seen ginnaaw la ma fa fekk xëch ba ma fa fekk mesure bi moo ko waral moi je pense que amul man daal gisaguma benn effet boo xamante ne pour xeex lutter contre le Covid-19 benn effet boo xamante ni jëlagum nañ ko rek lu dul mesure de barrière yi te loolu c'est à l'international que gouvernement bi jël na ko mu war a am effet ci li ñuy def bokk na ci couvre-feu bi amul benn effet ci li ñuy def de 20h à 6h du matin ban effet la am. ndax nga soñ ko wax. ban effet la am amul benn njariñ maanaam am na xeetu nappe gu may waaj a nappe goo xam ne mi ngi ñëw maa ngi koy waaj a def xaaral ma xëbal sénégalais yi ba xam am nañ fit wala amuñu fit. xeetu nappe boobu lan la xeetu nappe boobu lan la rek la. nappe boobu lan la xam nga Sénégal danoo. ak lan la ñuy waajal. li borom dëkk bi di waajal mooy loolu ci loolu lay mesurer xeetu nappe gi pour xool sénégalais yi ndax ragal lañ wala ragaluñu. honorable nag honorable crise bu toll nii nag Macky Sall xanaa du ko jël dama bëgg a rebondir foofu rek crise bu toll nii xanaa du ci jël di ci taafantaloo couvre-feu bi pour nappe loo xamante ne yaa ngi koy xalaat ay 2024 lay doon di ko yóbbu sax nit di ci taafantalaayo da ngaa xam ñaata maam la nit ñi rey bëgg a bañ a liggéey si fii ci Bougane Gueye Dany naan ko sama tanta de nit ñi dee sax dañ ci taafantalaayo kon bu loolu xewee nga am loo def tey nga ni marché yi laay tëj maanaam bëgg a rabaisser l'économie du Sénégal à un tel point que l'Europe va se soucier de vous pour vous dire que excusez-moi Sénégal yoratul 100 francs nañ ko baal dette internationale. donc calcul la bu ñu la déggee. en tout cas calcul la moom la ñu teg ma ne ñi demul fii sax xam la gestion de la crise yow ni nga ko gisee doyul sa xel. man lii yëpp ay calcul la man laa pour yow li nga xalaat man yi ñuy teg nii pour yi ñuy teg nii seen yi ñuy basket nii man doyuma parce que dama gisul ban effet la tëj marché du lundi au vendredi war a mën a def ci gestion de la crise nit ñi du lekk du naan nun nekkunu Europe di man Europe bu may def marché je fais le marché le samedi dama koy defaat samedi ba lundi ñëw fii boo defee marché samedi lan ngay jënd ñun li ñuy lekk yëpp lekk ay légumes frais la ay jën yu tooy. les week-ends les marchés sont fermés ah. donc su marché yi bu ñu leen tëjee marché yooyu bu ñu leen tëjee déjà di wax ne dañuy jaay kii par 2 jours Sénégalais bi nga xamante ne amul réfrigérateur boo xam ne su nduggee dugal ko ci biir kooku lan la war a def bu lëndee bu mardi mercredi fan lay nduggee rang bi ma gis fii ci marché bi ci bunt bi nga xam ne mi ngi egsi ba fii ci panneau bu publicitaire bu Bougane Gueye Dany loolu pour lan la nit ñi mètre defuñu par mètre de ndax bu ñu defee par mètre pont ba la jëm
defuñu sax effet secondaire lay am bu ñu la déggee lambada la ni fekk bu ñu la déggee ñoom ñëpp taxarloo ku ne takk sa morom. bu ñu la déggee da ngay jàpp ne effet secondaire la indi li ñu ci doon xaar duñu ko ci am maanaam respecter distanciation loolu xam nga duñ ko ci am déjà parce que nit ñi de un dinañ taxaw ci naaj bi ba ñàkk tooy xepp nga rombanteeg sa nit nga fel ko ci mbagg fekk xam nga ñun ay débardeur dañ koy faral di sol xam nga ñàkk tooy xepp fel nit kooku seetluwul ni loolu la bu fekkee da nga am symptômes yi te seetluwoo ko mu jël boppam fomp wala mu jël la xam. moo tax ñu war a respecter les mesures barrières. maanaam lii ngeen def nii am na solo mais boo génnee ci biti marché bi nekk fii nii mënuñoo def loolu parce que fii bi ëpp na leen doole ba ca kaw pont ba. d'accord donc là nekk na loo xamante ne pour man gisuma ci benn njariñ. alors honorable ban stratégie nga gis tey kon ci plan de riposte bi parce que wax nga ni tey d'accord ñu tëj yenn marché yi et cetera te gis nañ tamit Europe feebar bi mu fa duggee tamit ñoom amuñu solution noonu lañ def mais tey yow kon lan nga proposer comme solution. ñun duñu Europe rek ngay dimee. justement bu nu moo booleeg mukk Europe. dinu maasa justement léegi est-ce que plan de riposte bi Europe teg yenn dëkk yi bu ci mel ni France bu ñuy ñëpp gis ni tey jii nii lu Macron def Macky Sall def ko est-ce que tey jàpp nga ni ñaari stratégie dafa war a identique. man jàpp ma ni ñaari stratégie dañoo war a identique li nga xamante ni moo am Italie sax man jàpp ma ni war naa mën a am fii parce que aussi quoi qu'on puisse dire nun tamit dañuy wax ak médecins yi di wax ak docteurs yi di wax ak scientifiques yi te xam nañ ni xam nga li Sénégal comprendre bi nga xamante ne virus bi dafa jóge Italie dafa jóge Wuhan ñëw Italie comportement bi mu amoon Wuhan amu ko Italie est-ce que yéen du ngeen def simulation bi comportement bi mu am Wuhan amu ko Italie bi mu jógee Italie comportement bi mu am Italie amu ko France bi mu jógee France comportement bi mu am France amu ko Côte d'Ivoire dëkk bu nekk dafa mel ni dëkk bu nekk ak ni virus bi di comporte ni mu fekkee waa dëkk ba noonu lay gis nga fii gars yi médecins yeeg yooyu bu leen di rëcc léegi virus bu la jàppee dalay jàpp point léegi c'est que comportement yi virus bi am moo wuute ci façon dëkk yi ni muy adapté woo ci climat bi loolu ñun wax nañ ak ay scientifique yu ñu xamal ni que ni et puis dafa nekk loo xamante ni sax c'est scientifiquement démontré. kon su ma la dégloo tey. dafa mel da nga ànd ak ñenn ñoo xamante ne tey jii ñi ngi wax ñu leen di ngaañ ku ci mel ni professeur Malick Ndiaye mën naa ko citer parce que dafa ne virus rab la tey stratégie yi warul nekk benn tey dañu war a dugg ci jàkka yi ñaan kenn ku nekk ci li nga gëm nga ñaan ko pour virus bi reculer. man d'accord naa ci man gis nga jàkka yi ñu tëj man d'accorduma ci man laa wax man buñ ko doon voté di ko voté ci assemblée nationale ba ma fekk ma fa ñu may ma droit ma toog parce que bi ñu bëggee def seen bii passé sax dañoo interdire ni que ni député yi waxuma la dara mais dañoo ut berger allemand daal ak boole kook ay gendarme ni député comme sama genre bi nga xamante ne ay brebis galeuses lañ ñu ne leen bu ñu dugg ci assemblée bi loolu xam nga muy beneen affaire boo xam ne wuute na sax ak li waroon am mais man d'accorduma ci ñu ci jàkka yi man d'accorduma ci ñu tëj jumaa yi d'accorduma ci ñu tëj église yi parce que foofu ñun man léegi bi ma jaaxlee lu ma wax dama ne ñun ci sunu sëriñ yi yaakaar sunu sëriñ yi nañ ñu waxal gouvernement bi ne leen suñu doom yi nga xamante ni dañ leen daan fekki être à l'étranger ñu am problème sonn di ñu dimbale suñu demee ñu teral ñu suñu doom yooyu tey ñoo soxla kon ñun ñooñu ñu yaakaar parce que rus leen moo tax donc ñii nag dañ leen war a bàyyi ñu dugg ci jàkka yi dugg ci jumaa yi ñaan même bu fekkente ne comme dañ koy ba def ñu limité ko ni mesure barrière yi mooy jàkka ji na imam bi am farata bu toll ne na def 1 mètre ku nekk julli sa morom ñu dem mais mois de ramadan muy mois bu sell te dañ ne nag mbas nag fu mu ñëw cim réew bu weeru ramadan ñëwee du ko fa fekk kon nañu bàyyi sax jàkka yi ñu julli mais gis naa démb acte bu ignoble di ay imam bu dugg si jàkka julli 19 personnes ñu ramassé leen dugal mais léegi lan la qu'est-ce que la xanaa daa am lu ci suufu lu ci des en tout cas alors Pape Makhtar non ci marché rek laay dellu si waat parce que moom wax na benn aspect ñu ànd seeg moom parce que tey ji boo gisee bu ñu tëjee marché yi nii par 2 jours la ubbi wala 3 jours boo moytu nit ñi dañ fay dem dajaloo rassemblement bu ñu doon bañ moo fay mujjee am mais boo xoolee seen mesures yi parce que ñaari décret la deuxième décret bi dañu jël ni dañuy fexe ba aussi réglementer li nga xamante mooy grande surface yi grande surface yi ñu ni bu ñu tëjee marché yi samedi ak dimanche grande surface dañuy ubbeeku maanaam foofu lu ñu bëgg wax sénégalais yi mooy grande surface yi nga xamante ne ñoo fi nekk mi Auchan ak exclusive ak yeneen ñu fi nekk ñooñu tey jii dañuy pousser sénégalais yi dañu leen encourager pour ñu dem fa def fa consommation à outrance et c'est ça
te malheureusement boo xoolee ba feebar bi di dugg Sénégal ñoom dañuy dem defi ji ay stock dañu dem jënd ji ceeb ju bëri jënd ji diwlin ju bëri yaakaaroon ni dañuy dem ci confinement généralisé comme ni ñu ko gisee ci yenn dëkk yi ci tugal loolu amul seen stock bi das tey jii il fallait que ñoom ñu wutal leen benn plan de riposte boo xamante ne pour ñoom la grande surface yi la pour ñu mën a liquider seen marchandise ñu ni samedi ak dimanche benn marché du ubbi ci Sénégal lu dul grande surface yi samedi ak dimanche benn marché du ubbi Sénégal lu dul grande surface ñu ni samedi ak dimanche boobu la moo tax du ñu ubbi marché ñun dañ koy désinfecté ñun grande surface yi kan ngeen koy désinfecté ñu ni lundi pourquoi lundi pourquoi pas dimanche pourquoi lundi pourquoi pas dimanche pourquoi pas samedi donc gis nga dafa am yoo xamante ni aussi bu ñu toogee Sénégal et au même moment ñu ne dañuy signé ay ordonnance pour fexe ba sauvegarder ay emploi ci yi nga xamante mooy entreprise mais Sénégal ñëpp xam nañu économie 80% informel moo ko téye maanaam ñu bëri ñuy liggéey tey jii nii si boutique yi nañ yaakaar ci magasin yi nañ yaakaar ñooñu nga leen 2 fois ngeen ubbi par semaine wala 3 fois ñooñu nga defeen du ñu supprimer ay emploi situation bi bu ñuy toll ñu lay naan tey jii 23% des Sénégal dinañ choisir ci benn repas boo xamante ne dañ koy passé duñ ko laal donc situation bi ñu toll tey jii bu ñu déggee yenn mesures yi effectivement aussi ministre commerce bi ba mu demee di def visite am yeeg yooyu ci presse bi je parle sous le contrôle de Ndeye Diime ci biir Auchan la ko defee elle est passée tout à fait à côté ci biir Auchan la ko defee et au même moment ñu jël marché yi bu ko def daal benn niche feebar bi ni marché yi daal foofu moom mooy lié à haut risque bërki démb xaw ma démb nee nañ la Auchan am na ku fa am coronavirus et pourtant tëjuñu ko fii ngay wax nii exclusif bii man dama koy tudd fii bombe boo xamante ne bombe à retardement la non seulement nit ñi ngi taxaw ci benn promiscuité boo xamante ne bu doy waar la respecté wuñu mesure barrières yi même yow tey jii boo bàyyee ku ne sa kalam boo ko bàyyilee 1 mètre keneen ñëw tafu la sës la parce que bu ñu ko respecté li nga wax la day dem ba ci 2 kilomètres donc dafa am yoo xamante ne bu ñu tollee ci feebar bi ak situation bi même bu nekkee dañuy jël mesure di ko copier coller mais ay na yoween nga jéem ko sax tropicaliser jéem a xool xam ni kat réalité France du réalité Sénégal France bu leen neexee ñoom ñuy def ay consommation 2 fois wala 3 fois te xoolal pourquoi samedi ak dimanche ñu war a tëj suñu marché tey Ndeye Dième mi nga xamante ne day liggéey samedi la yaakaar ak dimanche pour dem du def ay ndugam. wax dëgg yàlla. de même que Fat Abdou ñoom ñëpp samedi ak dimanche nga leen samedi ak dimanche lenn kese mooy ubbi mooy Auchan ak exclusif mooy hypermarché yeeg mooy li nga xamante ne mooy grande surface donc dafa am yoo xamante ne bu ñu ko tollee Sénégal bii ni ñu koy def. te Pape Matar ma yokkal la ci leneen nga avancé muy injustice bu ñu gis ci restauration bi parce que gis nañu léegi ay libre service ñoo xam ne am nañu ñu autorisé ñuy yóbbu lekk yi guddi gi ci ñenn ñi tey ñëpp xam nañu seen loxo jotu seen ginnaaw. mais man waxatuma la sax restauration parce que bu ñu la nuyee restauration sax lekk la mais ay glace ñu leen di jox ay délibération yoo xamante ni ay dérogation yoo xamante ni ñoom dañuy mën a livrer ba 1 heure du matin man tal naa lekk glace jamono ji 2000 francs bañ na ba ñun baadoo lay glace luxe la si ñun bu ñu koy lekk dañuy taxaw di photo parce que benn yoon nañu koy lekk ci 2 mois wala 3 mois léegi yow kooku nga ñëw da nga koy jox dérogation pour muy livrer glace ba 2 heures du matin man sama boutique bu dëkk sama koñ bu may jaay 20h30 ñu fekk fa duma ma yóbbaale ñu yóbbu ñu police. pendant sax mois de Ramadan. pendant mois de Ramadan dafa am yoo xamante ni dafa écœurant mënuñu nekk tey situation bi ñuy toll ñuy jox ay dérogation ay restauration ay restaurant yoo xamante ne ay libanais ko yor ay français ko yor sénégalais yi fi ne tey jii man maire bu may jaay cere kenn du ko jox dérogation pour mu may livrer sama kër ñeneen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci gargot yi kenn du leen jox dérogation ñuy livrer seen kër donc situation bi ñu toll soit bu ñuy jël mesure dafay doon ay mesures yoo xamante ni yu inclusive la ñëpp lay boole tënk mais doo jël ay mesures yoo xamante ne pour benn pàcc sénégalais la te ñooñu tey jii kii lekk glace tey jii Macky Sall ak njabootam mooy toog fee di ko naan papa je veux une glace mun ko xaaral ñu wolu ñu livré la mais du man mi du sama njaboot du 2000 francs yu may jël naanam koy def ci glace donc situation bi ñu toll il faut que ñu respecter sénégalais l'heure est grave nga toog di lido l'heure est grave nga toog di lido nga tiital sénégalais jël feebar bi teg ko seen bopp kenn mënul génn kenn ñëpp di stressé nga toog di lido ñun suñu yoon newu si sa vie privée kenn du ko reprocher mu passer du bon temps avec sa famille mais par élégance situation bi ñu toll nga gis ay parents de famille yoo xamante ni ay pères de famille yoo xamante ni tey jii dinañ toog jàkkaarloo seen njaboot du ñu am 1000 francs yu leen jox heure ndogu jot ñooñu tey jii ñoo doon taxaw ci buntu jàkka ñu leen jox fonde ñu ne non loolu dootul amati kenn dootul mayeti kenn dootul joxeeti ndogu te pourtant rassemblement bu ñuy bañ foofu mi nga am ci buntu hypermarché yi nga wax ko léegi muy dëgg jàkka yi pas moins de 30 personnes ñoo fay nekk te 5 minutes la julli lu mu yàgg te seen première mesure mooy tëj jàkka yi église yi ñu ngi waxu fexe ba ubbi waat école yi te ba tey waxuñu waxu ubbi jàkka yi bu nekkee lu tëjoon jàkka yi moo tëj école yi la mooy ubbi école ci di tëj jàkka yi. alors Pape Matar foofu peut-être bu dee terminé. man daal bala ngaa wax dinaa wax dégg naa sànq ngeen ni ko. l'éternel rancunier. l'éternel indigné man ba dama koy tuddee moom dafa taxaw c'est un sénégalais rek. xam nga sénégalais dafa bëri façon Pape Matar sénégalais mooy ki nga xamante ne
day xam li sénégalais bi di dund mu àndandoog moom di ko dund maanaam daf koy dund moom parce que boo ko gisee da ngay jàpp ni moom il est toujours mécontent par exemple or que li muy dund lay wax mu ngi comme man ni nga ma jàppee man damaa nekk nit boo xamante ne man seetuma ni ma koy waxee mais man ni ma koy dundee noonu laa koy waxee donc félicitations Pape Matar li nga wax yépp man def naa la sama invité au lieu may nekk man invité bi war nga ma ko wax. bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama qasidatun muassasatun min hurufi hasbunallahu wa ni'mal wakil وقال بهذه القصيدة تحسنت عصية يوم الجمعة حين عزمت على المسير يوم السبت معهم بعد أن حسنني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن في المسير وقال امتلاء صدر ربها كها برمتها تبركا وليغتنمها مسلم يحب التخلص مما يسوءه ولتعلم بمطلعها أنه مكاشف له بعصمته ولا تنسى قول بعضهم إن ساعة الجمعة هي بعد العصر إلى غروب الشمس ونوصل القصيدة حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت من يعظمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر سبحانه ربا حفيظا أحتمي بحسه من البلاء والنقم به يعوذ من هوايا واللعين ومن جميع الموزيات كل حين نويت أن أدعوه مستصفعا بجاه حبه شفيع الشفعاء أحمد سيد الورى مسليا عليه ذات توسل لربيا أسأل ربي بجاهه النجاة من الرزايا وتنازع البخات لك الورى يا ربي هب لي عصما منهم ومن كل بلى والنقمة لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت دأبا أنسي هب لي ما أحب في الدارين وفيما عزمني من العارين وجهت وجهي إليك ربي ما وسيلتي وذاك حسبي نجنا بي من جميع ما يسوء وعني يكفي كل ما يوسوس عن ذنب الأعداء درا بنبي وأهل بدر الكرام النجبي من علي بالدخول شاكنا في حسنك الحسين منهم آمنا أنت الذي تعظيم من بك قسم من كل ما يؤمه من النقم لك أموري أبدا أفوض وكل من لك التجار لا يرفض وخيتني يا بر كفرا فخني
ضرر أهله وكل فتن كف المشركين عني بأهل بدر واجعلنهم حسني يا بر كلي ولا تخجلني دنيا وأخرى وتجاوز عني للمصطفى اكتب الصلاة والسلام بآله وصحبه على دوام ربي بما يشرح الأذهان قد فجاه بجاه أفضل من لله قد لجأ حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملأ محمد صلوات الله في أبد علي في حزبه كل بكلاء أدعو إلهي الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برا جل أعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لقد برا رحمن حبل جميع وخلق رحمة يغني عن شر من قرآن وقرأ وأمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا هادي الردى يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا هادي الردى محوت ما قد نحاه القلب من ضرر بجاه أبتل من لله قد dégg nga yërmande kese la lépp yërmande la waaw moo tax mu ko daan signé wa salaamun ala man tabaxal xudaa la paix avec celui qui suit le droit chemin waaw ku tedd kee ko wax at bi yëpp da ko doon xaaj 6 mois yëpp day julli ci moom yeneen 6 mois yëpp mu boole tagg ak roy amul woon jotu leneen salaatu sittax bi matri sittax taate xibaata maaxati saa yi moo ko wax ca ma waaxi bu naafix ba noppi gis nga xasaayit nag boo bëggee sa àjjana leer man maa la ko wax del bëggee xasaayit yi wax na ko fu bari wajjaxal ami ma tata xanaa biyal xurul xiinu wal wildaanu fil jannati lati wuxi dal mu taxuuna nee na yàlla defal orphelin yi ak jigéenu àjjana yi ñuy wayantoo mawaaxibu waaw macha allah papa. xanaa sant rek li des waxtu yi moom daanaka bareetul xanaa di fàttali mbokku téléspectateurs yi rek ne alxames ji di ñëw incha allah ñu fas yéene waxtaanee Serigne Fallilou Mbacké Xaadimu Rasuul ak Serigne Abdou Lahad Mbacké kii di ab avion boo xam ne nii moom ci jaww ji lay naaw fu ko neex mu jaar kële di saxaar goo xam ne nii ci raay lay jaar ba ni mu ci tegee nit ñi ba tey képp kuy murit tegu ci raay bi ñaari jëm yooyu la ñuy waxtaanee incha allah alxames ji di ñëw ñuy ñaan ñëpp àndandoo ak ñun ci waxtaan woowu ni nu àndee ak ñun tey ji Cheikh Mansour Diouf. waaw sama mag la. di représentant xalif général des Mourides ca Yoff. sama mag la. di kenn ci waa kër Sëñ Souhaïbou. yaayam ak sama yaay bokk ndey. waaw nee na mu ngi ànd ak ñun ci jotaay bi Ndey Sourang ak Ibrahima Sall modèle moom it nee na mu ngi suivre waxtaan wi ba ñu tàmbalee ak léegi. ministre Dame Diop itam woote na léegi nee na ba ñu tàmbalee waxtaan bi ba léegi mu ngi àndandoo ak ñun mu ngi lay sant bu baax di la ñaanal di ñaanal xale yi nga xam ne nii ñoo seq plateau bi ci seen liggéey bu rafet tubaarkàlla. waaw jërëjëf xam naa di sant sëñ Abdoul Ahad Diouf ci njàng mu neex mi ak yéene ji yal na yàlla fay ko te sàmm ko mu yàgg lool waaye di nuyu waa Touba ca kanam. ndax dañu am liggéey bu ñu gàddul képp ku bëgg sëñ Touba
te la ñuy liggéeyal Serigne Touba ñépp la war nga xam ne tey ñu ngi mobiliser wu di indi ay jumtuwaay yi ñuy soxla ci wàllu nettoyage bu jëm ci Touba ñu ngi indi ay moto pompe di taxaw liggéey bi ba extérieur ñu ngi indi ay ambulance xaaruñu ci état bi dara boole seen doole ñuy def ñaar téeméer weer wu jot ñu joxe ko nga xam ne tey jii ay milliards la ñu dajale ci liggéeyal sëñ Touba. kon Touba ca kanam ñépp leen war a encourager ñaanal leen da koy bàyyi xel di participer ci liggéey bi di ñaanal jàmbaar yi ko jiite ko mel ni sëñ Habibullahi Mbàkke mu sëriñ Fallu ak ñoom sama xarit sëñ Abdoulahat Mbàkke mu sëñ Habibu ak Mandiaye Ngom ak ñi ñu àndal ñëpp ak ñoom Alaaji Ndaw ak ñoom Alaaji Ndaw ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci waa Touba ca kanam waa kay sëñ Baara mooy borom jagle yi li tax ma ni mooy borom jagle yi day doomi sëriñ Touba moom képp ci doomi sëñ Touba yu góor yépp moom rek moo ci ganee àdduna Touba loolu jagle la te ku ne xam na Touba li muy représenté ci yoonu murit moom it ci ganee àddunaam ci la sëriñ Touba woo mag ñi ni leen gan gi ma am tey indil na leen ci yàlla mboolem lu ngeen di sàkku adday fu hëza xat ataaku minallahi bi jamii matalibikum ci sëñ Baara la ko waxe woolu sëriñ Ndaam Abdourahman Lo sëriñ Massamba Diop Saam ñu ngi ziyaare au passage ajaratu Ndeela Wadd ak sunu xaritu bopp nag sëriñ sunu grand Mbaye Ndiaye asek naa bari ki dem damaa woo sant bay bëgg a jooy te taalibe seex la daa bëgg lu baax mu ni ma dama kontaan ci sa waxtaan bi maa ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko ñaanal di nuyu njabootam gépp ajaratu Ndeela Wadd sët la ci Massamba Diop Saam Seex Massamba Diop Saam xam ngeen ni sëñ Touba woo na ko bi sëñ Baara gane àdduna sëñ Ibrahima Sarr Njaañ borom jasaaka mu woo ko woolu ba tey maam Cheikh Ibra Fall ak mag ñu bari ni leen li ngeen doon sàkku ci seen borom di ngeen ko am ci darajay gan gi ma am sama doom ji muy sëñ Baara loolu defe naa jagle la mu ni ku nekk waxal li nga bëgg yàlla defal la ko ci darajay sama gan darajay gan gi sëñ Ibrahima Sarr Njaañ la mu waxoon mooy dama bëgg sax ci li nga bëgg yow ndax xam naa ni li nga bëgg mooy li yàlla bëgg ak yenantoom sëñ bi ni ko yàlla may na la ko daal di laaj ka ca topp sëñ Massamba Diop Sam loo bëgg mu ne ko maa ngi ñaan cër boo may defal nang ma may ak nite ba ma mën koo jëfandikoo sëñ bi ni ko yàlla may na la ko daal di laaj sëñ Ndaam Abdourahman loo bëgg mu ne ko yett laa bëgg sama baay bi ma jur ku mu bokkal néegu nday na mucc ci sawara mu ne ko yàlla may na la ko ci darajay gan gi mu ne ko man mi la doon liggéeyal ku ma bokkal néegu nday na mucc ci sawara mu ne ko yàlla may na la ko mu ne ko bi ko ñetteel taalibi bu la gëm yow sëñ Touba yaakaar la ci xolam bu ëllëgee bu ko yàlla naree teg benn daan ci tooñ ji mu ko tooñ nañ jël daan yooyu teg ko sama kaw ma yenul ko say taalibe te ñi la sopp ñépp mucc sëñ bi ne ko loolu ci kaw condition la yàlla wax condition bi mooy tey ji nga ko waxe 1891 bi sëñ Baara feeñee ba keroog ngay génn àdduna da ngay naafilaa kaamilu alxuraan guddi gu jot xoola kaamil bi ni mu demee mu koy def ñaari rakka nga xam ni premier rakka day def Faatiya Baqara Ali Imran Nisaa Maayda lan am Laxraaf lan Faal Tawba Hóot Yunus Yuusufa Ra'd Ibrahima Hijri nax li Lisraa Kahfi deuxième rakka mu jël Mariama ba agsi ci minal jinnati wa naasi def na ko diiru 52 ans moom sëñ Daam Abdourahman Lo mu door ni maam Cheikh Rafal loo bëgg ci darajay gan gi maam Cheikh Rafal ni neel yàlla sunu borom na dogal ci man ma lay gën a bëgg loolu ci feeñu sëñ Baara la am waaye sëñ Baaraat sëñ Tuubaa ko bind wax ko ni ko lettre bii ma la jox bu ci sa bët tegee na nga am yaqiin ni du samay waxi yàlla sama borom yàlla moo yónni ndawam mu jox ko yenant bi mu jox ma ko ni naa la ko jox nee na yow sëriñ Baara képp ku la yaakaar aju ci yow duñ ko réglé adduna duñ ko réglé àllaaxira moom rek la ko sëñ Tuubaa wax waaye sëriñ Baara mooy ki daan bind ci jaww ji mooy ki nga xam ni jàngam mënoon naa dagg ndax condition yi mu ko fekk ak peste bi waaye bokk na ci ñi raw ci xam-xam li mu taalif ci téere moo ëppale lu mu taalif njabootu sëñ Tuubaa te li gën a yéeme la mu ñaanoon yàlla yëpp may nag ko ndax dafa ñaan ci saadatul abraar nee na waj al iyaaliya que misli nam li fil kusri wal awsaafi bi xaqi nam li yàlla nag ma may sama njaboot nañu booloo ni ay xorondom nangoo liggéey te am barke seen mbiri yaatu te sell yàlla may ko doom yoo xam ni ay borom wilaaya lañ sëñ Musaa Ka bi mu koy woy dani nan tagg Ahmadou Lamine moom la ñu may siral masuun xar baax la feese ba ni guun mbaay baa ko lëm ci xarnu bi day woy te jànguloon xaraf te man da xam du ca suruf moo man arab te man wolof
jommal na gaa yi xarnu bi rijaal yi xam nañu dara jaam bu nee jalañ ñuy safi jaam nërëm di safi mbaam raamal ko war na xarnu bi fab na ca baay ba yéen bu diis te niroowul ak boroomu tiis kuy rooti mooy dex gu fees mën naa defar waa xarnu bi sëñ Baara moomu wéy juram tuuti la nekk ak moom soxna Aminata Lo wéy juram dem yàlla dogal wéy juru sëñ Fàllu di soxna Awa Buso la ko wax nañ ko boole ak soxna Mariama Kunta mooy rakki sëñ Fàllu mu tudde ko sëriñ ba ca ndeer naar rakkam soxna Mariama Kunta la ko sëñ Tuubaa tudde muy rakki sëñ Fàllu soxna Awa Busaa ko jur ak Seexul Xaddim soxna Mariama Kunta ak sëñ Baara bokk jamono moo tax soxna Awa Buso bi soxna Aminta Lo demee daa àggaleel nàmp sëñ Baara boole ko rakki sëriñ Fàllu ji topp ci moom soxna Mariama Kunta sëñ Baara tamit daal ni comme juróom benn weer la ma nàmpal ma bokk kook sama mbokk mi man tam dinaa ko tuddee sama mbokk mi ma xajaloon ci ween wi dinaa ko tuddee juróom benni doom sëñ Baara tudde na doom rakki sëñ Fàllu jooj juróomi doom juróom benni doom Mariama Kunta ngir juróom benn weer yooyu sëñ Baara ngi fi jóge 1936 bàyyi fi doom yu fees dell sëñ Moodu Baara ko njëkk a wuutu sëñ Moodu Baara mag ci sëtu sëñ Tuubaa yi moo ganee àdduna Sànnoosi ci atu 1910 ka ca topp wuutu ko bi mu toogee 10 ba 52 la génn àdduna sëñ Abdul Aziz Baara wuutu ko toog 52 ba 90 Cheikh Sidil Muxtaar borom juróom-ñaari at yeeg juróom-ñaari weer borom juróom-ñaari sooroor yi borom juróom-ñaari milliards yi ki daan yóbbu ñëpp Màkka ki tabaxal sëñ Baara fii kër def ko Mbàkke Kajoor ki ñëpp di jooy borom wilaaya gi wuutu ko ci xilaafa gi jóge fi tey jii sëñ Moustapha doomam ju baax ju goro ji te yaatu moo jiite waa kër sëñ Baara guy mbind gépp sëñ Baara di borom jagle sëriñ Fàllu nee na bu kenn gam-gamle sa bopp ak sëñ Baara ci askan wu rafet léppam kokkeeg ndaam la bu kenn gam-gamle sa bopp ak sëñ Baara ci xam-xam dafa fees dell bu kenn gam-gamle sa bopp ak sëriñ Baara ci jubóog yàlla sëriñ Baara ragal loolu yàlla fan wi li muy gàtt-gàtt mu ba fi ay doom yu jàmbaare xoolal sëñ Abo Madiyaana kooku kenn xamul lu mu doon xoolal sëñ Mustahin xoolal sëñ Xaadim Baara caatam borom Kebe mais kenn xamut lu mu doon xoolal sëñ Basiru building feeñal fi sëriñ Baara Mbakke moo baax Lamin doomi Lamin ndaw boroomi xar baax ma feeñal fi sëriñ Baara Mbakke moo baax Lamin doomi Lamin ndaw boroomi xar baax xawaarix yamu lamboo sewal na doktoor wopp lu ay wopp bu tiflee nga wer ba def buur Peut-être une petite question à Toussaint Manga. Tout à l'heure, peut-être, xaw nga dugg un petit discours au président de la République. Mais tey dégg nañ ko. Est-ce qu'on pouvait attendre le président par rapport ak jéego yu mu indi tey? Est-ce que son discours était à l'auteur des attentes des populations? À la hauteur des attentes? Oui, tout dépend ku ci nekk noo koy percevoir. Parce que boo ko bëggee analyser sur le plan sanitaire, il faut dire que mesures yu mu jël day gën a exposer Sénégalais yi. Boo ko bëggee analyser sur le plan économique, il faut dire que mesures yu mu jël day xaaw a libérer un peu Sénégalais ñi mën a am temps vraiment pour def seen liggéey plus ou moins normal. Ñoo xam ne xam nga il cherche le quotidien par jour mën a def effectivement lu ñu war a def. Boo ko jëlee sur le plan religieux am na tamit ay répercussions. Donc selon les différents axes discours bu mu jël te am na am répercussion am na yoo xam ne am na répercussion négative am na yoo xam ne am na répercussion positive. Maintenant nag dans des situations pareilles il faut savoir faire la part des choses et dire c'est quoi l'urgence, qu'est-ce qui nous a amené dans cette situation-là. Et à mon avis ce qui loo warul bàyyi xel tout le temps soo jël mesure mooy lan moo andi lii nag problème sanitaire la. Donc décision boo mënta jël fexeel mu nekk loo xam ne day méngoo ak lu andi problème bi. Bu doon décision bi day yokk problème bi jàpp naa ne waroo dem ci sens boobu parce que nu ma ko waxee rek
pour le moment évolution épidémie bi fii c'est pas explosif mais am na nu muy demee su explosif tamit kenn du tal kenn du génn ñeneen du ñu génn vraiment mën na compliqué donc lu am solo mooy bu jëlee ay mesures na fexe mu renforcer système sanitaire bi parce que yeneen mesures yi mën naa ne xaw na échapper un peu pression am na effectivement pression religieuse am na pression économique am na les gens vivent nit ñi ngi dund loo xam ne musuñu ko dund donc pression boobu bu amee war ñu nag perdre de vue nag l'essentiel parce que sinon dañuy def ay sacrifices pour rien parce que dama jàpp ne président bi bu mu consacrer 1000 milliards pour mu injecter ko si population bi si secteur privé bi et cetera loolu dafa waroon am impact boo xam ne day xaaw a wàññi pression sociale bi ci état bi mais en sama analyse mooy effort yooyu yu mu def finalement répercussions yi ñu ci doon xaar amu ci exactement parce que ñu ngi delluwaat ci presque cycle de vie normal donc fu ñu toll nii bu ñu waree bàyyi nit ñi circuler vraiment ñu bàyyi nit ñi xëy dem liggéey man lu may invité chef d'État mooy na consacrer ses énergies ci système de santé bi parce que mooy à la fin mooy dernier recours bi fu yàqu ak lu mënta yàqu ci décision yi ñu jël fu ñuy répercussion bi c'est au niveau de la santé donc mieux vaut mu xaar dégâts yi war a am anticiper ko gën a renforcer système de santé bi. mais dafa am loo xam ne dañ ko war a wax xam nga Toussaint man tur bi sax daf maa neex parce que dañ ne tout saint mais on a besoin d'hommes et de femmes tout saint au niveau de la représentation nationale on a besoin d'hommes et de femmes tout saint dans la scène politique dans le gouvernement dans la société civile ak lépp li nga xam ne dafay doxal mbiru askan wi wante tey jii nii dañ ko waxante dëgg nag tey jii nii l'Assemblée nationale aujourd'hui mi ngi les députés sont à travers les réseaux sociaux les députés santeeru nañu leen tey bu ñu jotee da ngeen def coalition tuddee ko wattu Sénégal dem laaj baatu askan wi ñu jox leen nombre de députés ba ngeen am groupe parlementaire mais tey jii nii boo xoolee députés yëpp ils sont en confinement tàmbalee ko ci président de l'Assemblée nationale président de groupe yeeg député non inscrits yeeg ak député yi fu mu munti bokk tey jii vous tous vous êtes en confinement aujourd'hui nga may ma jeexal le peuple ne sent pas ses représentants Ndeye Dimet loolu moo am le peuple ne sent pas ses représentants aujourd'hui nous sommes 16 millions de Sénégalais répartis dans 14 régions du Sénégal à travers 45 départements pour 557 collectivités territoriales député bu nekk dafa am foo xam ne fu mu fa la jóge mais tey jii nii c'est la course aux dons député B responsable B joxe na fukki saaku meew genn wàllu libre suukar député B dem na fee joxe na ay masques député bi la transmission communautaire député bi dafa am rôle bu essentiel bu mu si war a jouer parce que c'est un acteur proche de sa population à la base donc moo gën a jege ki nga xam ni mooy la communauté parce que mooy le représentant du peuple mais les députés dans leur écrasante majorité tey jii le président de l'Assemblée nationale ba ñu voté loi d'habilitation jébbal lépp ana mu tey jii déggatuñ ko gisatuñ ko amul fenn fu mu waxee au nom du peuple sénégalais aujourd'hui le niveau de propagation du virus est tellement exponentiel que képp koo xam ne laajoon na ndomb askan wi jox ko ndomb askan wi fol président muy nommé au poste civil et militaire ñooñu ñëpp dañoo war a taxaw waaye malheureusement le général Macky Sall bu fi février di doog a jóge nombre général la jóge ñu votel ko loi d'habilitation mu nekk le général maréchal donc au cœur du dispositif moom dafa waroon ak yéen ak ñeneen nekk ay relais yoo xam ne dañuy am solo au-delà du comité national de gestion des épidémies mais ngallaawaay les députés vraiment assemblée nationale moom Sénégal xam nañu ni jàpp nañu ni député moom daanaka amatu fii. man dama lay yokkalal tuuti. nga may ma rek. du rek député élu lay wax tey maire yi c'est des élus mais lan la maire yi di def
mais tu vois dans certains pays maires yi dañuy am ay pouvoir mais dafa war a am pouvoir surtout bu ñu nekk ci situation bu mel nii ak école yeeg yëpp ñu ngi ci don rek c'est-à-dire que li grave mooy le fait de confiner l'état de droit c'est quelle que soit la situation état de droit dafa war a ne fii ñu sentir ko gis ko élus yi ñu sentir leen gis leen mais c'est incroyable dans les autres pays damay dégg ay débat ay kii c'est pas parce que effectivement on a donné les pleins pouvoirs on est ensemble pour lutter contre la Covid mais ça veut pas dire que suñu xalaat bi ak xel yi ñu am di ko échanger indi ci débat public bi dafa yokk rek xam-xam bi yokk leneen mais loolu c'est hors institution lay génn par exemple ay documents yi ñuy wax ne léegi il faut ñu xoolaat nan la ñuy doxalee mënuñu doxalee comme tubaab yi tëju rek suñu économie bi ñu rey ko feneen nga koy déggee feneen nga koy gisee et cetera mais kooku assemblée nationale daf ko war a discuter comment on va faire école yi dañ koy tijji mais c'est extrêmement important institution yi dara donc ñëpp ñi ngi tëdd toog bàyyi le président tout seul mais je me dis ils l'ont abandonné dëgg neex yàlla c'est pour ça que ñuy gis ay pression yi jóge fii ay affaires yi jóge fële après tu es débordé c'est que président warul déborder kenn warul déborder président ba di ko obligé contraindre muy changer agenda c'est ça qui est grave c'est ça qui doit interroger di gisuma sax ñun ñi di ci wax lu bari mais kooku daf ñu war a interroger parce que quand même c'est l'institution suprême donc il y a quelque chose qui ne va pas ça veut dire entre moom ak li ci des ci intermédiaire war na am ay intermédiaires yu bari ñuy régler problème bi avant ñuy agsi ci moom mais lii il faut ñu xalaat ko seet pour que ça se reproduise pas moi je pense que parce que amul un premier ministre boo xam ne mooy dugg di génn di wax ak fii di kii amul aussi sur le plan de la religion c'est surtout là où c'est faible man je travaille dans la sous-région problème bi ñu am nga dem Mali nga dem Niger nga dem Burkina nga dem Cameroun nga dem Tchad Nigeria problème bi la donc ñun am nañ chance ba léegi déborder wuñu mais il me semble qu'il y a un certain nombre de choses yoo xam ne ñu ngi génn si fekkee ne liggéeyuñ ci bu ñuy agsi foofu parce que dañuy affaiblir état bi affaiblir autorité état bi. dinañ waxtaanee waxum aide à la presse dinañ waxtaanee waxum presse parce que président de la République ñu bëri ñu ngi koy tooñ ne remercier na ñëpp ba mu des la presse alors que ñu ngi def un travail extraordinaire peut-être par rapport à la sensibilisation mais man dama bëgg ñu dugg ci Covid organique ñu gis ne que président bi ki jiite réewum Madagascar ñu dégg ko ci antenne France 24 peut-être muy wax lu tax prendre ñu ko en charge c'est parce que c'est un pays pauvre moom moo ko indi de surcroît nekk un pays d'Afrique tey ñu gis Covid organique réceptionné nañ ko fii ci suñu réew mu commencé peut-être di diviser suñu yenn spécialistes yi yow ban taxawaay ak ban jàngat lañ ci mën a nga ñu ci mën a apporter. non d'abord il faut ñu xam ni Covid organique dañ ko war a traiter comme yeneen garab yëpp c'est pas aussi parce que Afrique la jóge rek que dafa war a ñëw ñu consommer ko nii sans jaarale ko ci protocole scientifique bi nga xam ni fi la garab yëpp di jaar. saytu ko nu mu waree. waaw loolu moom c'est le minimum et puis Sénégal amul polémique dans le monde scientifique problème bi mooy ñi ngi ci étude composition garab gi ñi ngi ci saytu lan moo ci nekk ak lan moo foofu lañ toll kenn tollul feneen kenn mësul wax ni képp ku taxaw wax ni garab bi baax na wala baaxul dangaa wax lu la neex wala nga bëgg sa publicité mais fi ñu toll nii clairement professeurs yi gën a sérieux yi nga xam ni c'est les sources les plus fiables dañ naan la garab bi ñëw na ñu ngi koy étudier ñi ngi xool ay composants am ba xam garab bu ñu war a jëfandikoo Sénégal la wala déet donc garab bi man su ma sañoon mu doon garab bu baax parce que ndamu Afrique la waaye garab boo xam ne dañ koy jël di ko dugal ci biiru nit te biiru nit lu ca dugg moom pour mu génnaat problème la il faut ñu caytu ko bu baax a baax protocole scientifique maanaam test yi ci war ñu def ko saytu bi ci war ñu def ko bu ñu jëmee ba gis ni lii baax na pour faj ñun Afrique sax dañoo war a bàyyi yëpp fajoo ko parce que mooy doon garabu Afrique mais bu loolu amul président Madagascar mën naa wax lu ko neex mais il faut affaire bi jaar ci protocole scientifique yi nga xam ne fa la garab yëpp di jaar bala ñu koy jox nit ñi parce que garab nag aussi voilà bokkul ak yére nga xam da nga koy sul sumi ko garab loo xam ne nii bu duggee sa biir mën na faa defar waaye mën na faa yàq
donc bala ñu koy dugal ci biir il faut ñu xool ba xam lan moo ci nekk. alors yaakaar naa commencé wul am polémique bu ñu gisee ne professeur Daouda Ndiaye li mu waxoon. moom mooy ginnaaw mbir yi mi ngi sur la bonne voie que Sénégal utiliser ko. Marie Khemesse Ndiaye démb ak ton bi mu waxee ak ni mu mettre en garde ñenn ñi nga xam ne ay professionnels de santé te yey seen i kaddu ah. tey deful point de presse bi sax. voilà te yey seen i kaddu ci mbir mi ak ni ñu ko gisee démb de façon yow communicant nga xam nga ci dara. loolu est-ce que mënuñu wax ne déjà mbir yi mi ngi commencé am polémique. non xam nga lu tax warul am polémique Sénégal c'est que dañuy xalaat di ñëw lu ñëw rek ñu def ci polémique alors que lii lu simple la c'est-à-dire garab la dafa war am sàtt yu muy jaar pour ñu saytu ko kii wax ni c'est sur la bonne voie fan la ko teg au fait parce que aussi tant que affaire bi jaarul tout le protocole scientifique ba médecin yi joxe seen ay conclusions lu tax nga ni c'est sur la bonne voie te kii wax ni c'est sur la bonne voie dafa am réunion bu mu demoon boo xam ne nii ci loon doon wax moo doon réunion préparatoire bi. c'est ça. réunion boobu kenn dugg dañ ni rek garab bi ñëw na nii ak nii lañ koy organiser pour saytu ko yow nga jógee foofu ni xam nga loolu aussi dafa graw parce que aussi loo xam ne nii nit ñi xam nga nit ñi jaaxle nañ jaaxle boo xam ne nii tey loo leen jox rek ñu jël ko loo xam ni kenn saytoogu ko réunion préparatoire nga dem génn ni teel ni yëf yi mi ngi ci yoon pour ñu ji loolu baaxul aussi dañu war a xaar jël temps nit ñu xool ka saytu ko ba xam ni lii nii la demee bu baaxee ñu kii ko bu baaxul ñu xam ni baaxul. mais Yérim quelque part est-ce que aussi le président malgache n'a pas raison boo xoolee tey jii du Afrique kese loolu fépp la ci àdduna bi dañuy jël benn médicament au bout d'une année wala de n'importe quelle durée ñu xëy suba retirer seen médicament boo déggee aussi officieusement ñu ni vaccin bi nga xamante ni moom wala traitement yi nga xamante ni moom lañ def sida Afrique nañ ko testé ñun aussi temps booy gis nga ay ñu bëri ñoo xamante ni tey vaccin moo yàq seen tànk am na ñu bëri ñoo xamante ni peut-être am na ñuy seetaan sax ñoo xamante ni vaccin moo yàq seen tànk mais loolu yëpp ana communauté scientifique bi ngay wax boo xamante ni day jël lépp lu ko France jox ñu jël consommé ko et puis bu ñu waxee waxu dañuy xaar avalu OMS ñuy fàttali ni chloroquine bañ koy utiliser OMS joxewul ndogal joxewul ndigal maintenant bu nekkee aussi dañu am ay complexe en tant que noir parce que lu ko Cheikh Anta doon waxee naan la vérité sonne blanche ñu mel ni dañ koy bëgg a gis fii parce que gëm naa ni Covid organique bu nekkoon ay comprimé mu jóge France wala mu jóge Chine duñu wax waxu comité scientifique mais dañu koy jël duñu ko sol après ñu doogay xalaat ni te ñu sax duñu ko wax de waa France ci boppam parce que chloroquine bii nii dañ ko arrêté woon di jaay yaakaar naa ni loolu moo amoon n'est-ce pas léegi garab yooyu doon di ko jaay chloroquine dafay faj yeneen feebar lu dul paludisme mais dañ ko arrêté woon dañ ko retiré woon seen marché France dañ ko retiré woon seen marché définitivement parce que dañ jàppoon dafa am ay effets secondaires léegi garab bi nga xamante ne ñoom seen bopp dañ ko retiré woon seen marché ba Sénégal ñu arrêté woon di ko sax dugal ci si pharmacie de l'approvisionnement dafa poser problème léegi bu ñu ñëwee di ñu ko jox te defuñu benn test maintenant léegi est-ce que bu nekkee africain bu indee benn garab boo xamante ne ci ay plante dañ ko def rek dañuy commencer di naan wéy il faut que ñu jéem a tester yu kenn xamul mais je crois que aussi war nañu mën a wóolante mais aussi même bu nekkee sax dañ koy tester war na mën a protocole yi war nañu ko mën a wàññi jéem a fexe def le tout pour nit ñi ñu mën leen sauver économie mën a relancer wu. waaw mais Pape Matar loolu du Afrique rek du Sénégal rek professeur Raoul c'est un professeur français. absolument ci intellectuel yi gën a mag ci àdduna bi la bokk ci domaine médecine. mais traitement bi mu ko génnee ba léegi. mais ay histoire rek classe. absolument c'est vrai ñii d'accord nañ ñii d'accord ñu moom France moom rek moo ko fay appliquer. amul beneen hôpital France booy dem ñu ko fay appliquer. donc affaire bi aussi des fois faaw ñu fàtte affaire du nègre rek yu ma xamul. pour man affaire bi c'est de la science. mais aussi. xaaral ma expliquer la c'est-à-dire c'est de la science c'est-à-dire nit ki aussi. mënuñu jël parce que sous prétexte que lii Madagascar la jógee Afrique la jógee rek nga jël affaire yi sol ko nit ñi xam nga li ma la parce que chloroquine avantage bi mu am ci kii organique mooy garab bu existé la xam nga loolu kenn werante wu ko. garab bu existé la d'ailleurs tubaab bi sax nee nañ li tax fii coronavirus bi reyul nit ñi mooy Afrique paludisme moo tax nit ñi am quinine bu bari seen yaram te chloroquine quinine moo ci nekk tu comprends donc garab bu existé la bu ñëpp xam bokkul ak garab boo xam ne ñu ngi koy soog a jeex sur le marché xanaa xamoon ne. yow yaa ngi ci principe c'est tellement sévère que aujourd'hui boo jëlee un médicament regarde par exemple feebar bi la muy tar yëpp spécialiste yëpp nee nañ pour vaccin am wala médicament am il faut au minimum 1 an et demi. te loolu mooy la procédure la plus accélérée. mais saa waay nag mënul génne. mais xam nga li ma la wax yaa ngi ci principe dama am benn question ci wàllu politique. gis nañu ni fond. mais balaa nga dem ci politique doo bàyyi ñu yeggali si chloroquine bi rek s'il te plaît. waaw kon pareego. non xam nga li ma doon wax léegi Yérim ci mbir bi c'est-à-dire yow yaa ngi ci principe yi te principe dama koy d'accord ak yow mais réalité bi nga xamante ne moo am Sénégal
garab bu ñu jox buñ ci bindee bu jógee France wala mu jógee bitim réew dañ ko dul saytu parce que li ma lay wax nii c'est des faits yoo xamante ni nit ñi dañ leen vacciner seen tànk yi am ci ay problème nit ñi ñuy jël ay garab yoo xamante ni dañ ñu koy jaay pendant 2 ans 3 ans nga xëy suba ñun la garab yi nii dañ ko retiré parce que dafa am ay effets secondaires mais tey nag bu nekkee garab bi dafa jógee Madagascar nekk plante wala à base de plante ñu commencé di naan ay affaire de scientifique yu kenn xamul boo moytuwul li nga wax ci rawul moom ñëpp xam nañu lu nekkoon ci ginnaaw industrie pharmaceutique duñu nangu ay chloroquine di faj coronavirus alors que mën nañ si liggéey benn business bu lucratif boo xamante ne dañuy di jàppale seen problème yëpp ñu réglé ko donc am na yoo xamante ne dafa nekk ci feebar bi xam nga ko ñeneen xam nañ ko te ñu ñuy seetaan aussi xam nañ ko crise bii buñ ci génnee xam nga war a passer de 6,8% de croissance war a wadd ba ay 1% wala yooyu plus tout ce que l'État a creusé comme déficit de trésorerie xaalis boo xam ne nii feneen la war a dem ñu jël 1000 milliards def ko ci aujourd'hui tous les encours la dette ak yëpp war a ñëw tegu ci affaire bi 2 ans yi topp ci coronavirus ñaari at yu taratar lay doon léegi nag comme lépp mën naa xew parce que comme ni ko Quai d'Orsay waxee crise bi mën naa yóbbu réew yu bari mën na yàq réew yu bari mën na yóbbu régime yu bari mën na yóbbu pouvoir yu bari mën na yóbbu nguur yu bari jàpp naa ni def gouvernement d'union nationale maanaam gouvernement wax da ngay boole Sénégalais yëpp sensibilité yëpp pour éteindre tous les fronts ah bu fekkee ni moom nguuram moo ko ñor yaakaar naa ni loolu xel la plus de réflexion la bu mu war a bu mu mën a jaar parmi tant d'autres له ردا دون زغد إن ذرزارا لو سناي وردوان بلا دغد مسغاد لي من بني ديمان أنصارا لله كل لدى أبار مكرمة من أرتعلنا وفي عجم من سارا إن الذين إلى سرسار قد غدوا سيارة فارخوا دارين ينسارا أصانا قد مجا بجاي أبدا لمن لله قد لجا حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساطعا ملأ محمد صلوات الله في أبد عليه في عز بكل بكلا أدعو إليه الذي حمد مواهبه لجملة خالقي ما يختار من براء ناجيت وجل أهواما وكرمني تكريم عادين وكل من لقن بريا رحمن لجميع الخلق رحمة من يغنيني سرمان قرآن قرأ خدمة المصطفى عن كل مدنة ودر من الخلق يا من جد حبنا يا مالك الملك يا من جل عن خوات ارحم جميعا ولا يعدي الردى ما طمقناه القلب من نار بجاه أفضل من لله قد لجا بسم الإله كبرك بسيق فدلوي بور يلا دلنو أي مقام يلا قلبك ولا صدات ما يبقوي تيجي ما ويفي سنقب قرني بيالله kooka di Seex Fallu kooka maguma rey biir moo gën ñi njëkk ña gën ñi ñëpp yàlla ku mel ni ma musu fee am mu ko doon
du fi am te dootu am fii ci dunya wur na yàllaahu tey ji ma joy Seexuna na soppey Sëriñ Fallu tey ji ma joy Seexuna Sëriñ Fallu mbër ma ni mees mboolem lu nekk ji dunya joy na yàllaahu muridi xaadiri ak tijaani ñëpp nga ñooy ak suuse kasamaaw seng ndox mi yàllaahu ak jëndi megi weer wi ak bidi lépp nga jooy ak doñi ak njanaaw yeek ñay alli yàllaahu malaayika jinne ak yeneen lépp nga jooy ak sabay ak xudub yaak wali yàllaahu wiital na ruy ci dunya yëpp kulluma ru yëpp jooy nan ko cey Seex Fall yàllaahu julli di ak nguur gi ak àddina ñëpp nga jooy nanu ñëpp jooy nan ko ngir baaxam nga yàllaahu nawet ba jooy na ba far gàncax ga lottu na boobee ru yëpp jàqanaan ngir Sëriñ Fall yàllaahu mboolem lu nekk ci dunya lépp